Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir amis du digital. Vous êtes encore là sur Dakar Scoop avec votre présentateur Malang Sané à l'émission Les Impactés. Nous sommes aujourd'hui ce dimanche 19 juin 2022 à la cité Aïnou Madi, précisément au niveau de la cité Dakar Marine. kon bi nga xam ne moom le feu sunu nijaay sunu imam Mamadou Meng tuddee woon Nasaf ñu fekk ñi nga xam ne ñooy waa Nasaf tey fii nga xam ne mooy ci dimanche bi seen koñ ñu am programme bu yu chargé waaye nangu déprogrammé yenn activités yi pour mën a dalal ñi nga xam ne ñooy Dakar Scoop chaîne bi nga xam ne moo nekk ci YouTube bi nekk ci digital bi nga xam ne bii mooy troisième émission wu Dakar comment dirais-je les impactés première émission bi ñu ngi ko amalee fële nga xam ne mooy Daaru Misel unité 6 deuxième émission bi dimanche passé ñu ngi ko amalee fële nga xam ne mooy Malika Montagne tey mooy troisième émission bi ñu war ko amal fii nga xam ne mooy Dakar Marine plus précisément ci koñ bi nga xam ne mooy Nasaf de ma droite à ma gauche am na ñoo xam ne ay notable lañ ci dëkk bi ay jeunes lañ ci dëkk bi ay sages lañ ci dëkk bi ñoo xam ne c'est des voix autorisées ci koñ bi donc tey ñoom la ñu àndal ci les émissions les impactés sama gauche am na koo xam ne moom la ñu njëkk a présenté moom peut-être moom dinaa ko jox micro mu présenté boppam moom conseil municipal la ñu ngi koy woowee Mbaye Badiane moom dinañ ko jox micro bi mu présenté wu ci troisième édition wu les impactés Mbaye Badiane bonsoir yaa ngi ci émission wu les impactés. jërëjëf monsieur Malang Sané ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu seen téléspectateur yi nga xam ni ñu ngi teewlu Dakar Scoop fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rek ñu ngi leen nuyu di leen ziar di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw fii ci Kër Massar Sud waaye rawatina cité Dakar Marine plus précisément cité kuréelu Nasaf gi nga xam ne ni nga ko waxee noonu la amee Oustaz Mouhamed Mbeng moom moo ko tuddee woon Nasaf Oustaz Mouhamed Mbeng kenn du ko présenté Kër Massar kenn du ko présenté Dakar mais kenn du ko présenté à travers tout le Sénégal ndax suñu borom def na xam-xamam dayoom yéeguwaayam ak waayam wees woon na frontières yi génnoon na Kër Massar génnoon na feneen de àggoon na feneen fu dul Kër Massar kon bu ngeen ñu seetsee dañ leen di dalal di am mbégte di ñaan yàlla may ñu débat bu neex débat bu riche comme ni nga ko waxee présentation moom mën na gudd mën na gàtt Mbaye Badiane dëkk ci koñ bi nekk conseil waaw nekk conseil municipal loolu la moom dafa modeste donc dañuy jëm fi nga xam ne joxaat kàddu gi keneen mais balaa boobu dañuy fàttali ne ñu ngi fii ci département de Kër Massar ñu ngi au niveau du commune de Kër Massar sud di nuyu monsieur le maire Abou Bilal Diatta mu nekk le maire nouvellement élu di ko ñaanal mandat bi nga xam ne moom la suñu borom dogal mu nekk maire yàlla na ko jik yàlla na oyof di ñaan Kër Massar yëpp ñu ànd ak moom jàppale ko ci li nga xam ne mooy yen bi bu ñu demee Nasaf dañuy dem fi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy bopp bi bu ngeen ko waxee mooy le président de Nasaf le président de Nasaf muy sunu mag muy suñu nga xam ne mooy El Hadj Seck moom la ñuy jox kàddu gi El Hadj na nga def. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Dakar Scoop ñu ngi nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu seen teewaay fii si Nasaf waaw comme ni ko l'honorable bu waxee rek muy suñu Mbaye Badiane moom mooy suñu porte-parole lu waxee nii pour les impactés. ñun waa Dakar Marine fii Nasaf imaam rahmatulahi Mouhamed Mbeng moo ko tuddee woon loolu mu nekk kuréel boo xam ni ñëpp a ngi fi ti retrouve tous les choses débat bi tam day kii nag day yaatu xam nga te day moom day saf daal ñëpp a ngi fi daal waaw. léegi da ngay jox kii nekk sa gauche mooy le président de l'organisation suñu rakk bi Daouda Ba moom mu nuyoo jox ci ay kàddu. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp. di dalal aussi waa Dalal Scoop waa Dakar Scoop di leen ne ñëw ngeen fii di Nasaf man nag maa ngi tudd Daouda Ba bokk aussi Nasaf comme ni nga koy waxee xam di leen xamal aussi débat bi du yomb Nasaf moom ala kulli haal day saf rek waaw. du ma leen may dara donc à ma droite dañuy jox ki nga xam ne mooy sunu frère Khadim Badiane moom aussi mu nuyoo wax moom ci ban qualité la nekkee Nasaf wala su nekkee dafay def politique fan la bokk aussi. Malang Sané asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyu bi waa Dakar Scoop di leen nuyu di leen ziar di leen dalal di leen wax ni fii mooy cité Dakar Marine Nasaf comme ni ko ñëpp waxee rek Nasaf moom Imam Mbengue moo ko tuddee woon Nasaf moom day saf du mës a teggeeku ndax Nasaf la waral Nasaf mooy baraade bi ataaya bi day foo heure boo rombee rek ataaya bi day teg waaye débat bi dina saf tey de. quel que soit du ma leen may dara de. l'heure di nga fekk muy saf. waaye tey du ma leen may dara. non débat bi du yomb. ah ba baax na. non débat bi
du yomb ndax ñun xam nañ fi ñu bokk wóolu nañ fi ñu bokk te wóor nañ suñu mbër. ah yow foo bokk. man pratiquement man maa ngi tudd Khadim Badiane. waaw bokk Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar waa ji nee na moom Benno Bokk Yaakaar la bokk. nekk moo tax mu nekk fu ci waa ji nee na pratiquement waa kër ku jege yi noonu. nekk coordonnateur. waaw commune sud. nekk coordonnateur si commune PDS. sud. ànd jëf PDS. ànd jëf PDS. waaw Landing Savané waaw kay jërëjëf moom xam ok dinaa ñëwaat ci yow sunu rakk bi Baye Gueye moom mi mooy safal souvent Baye Gueye ñaari bu kàddu. asalaamaaleykum waa Dakar Scoop man la Baye Gueye di la wax di leen ziar di la wax ñëw ngeen fi ñu wax Nasaf ñëw leen ci këru jàmm ñëw ngeen jàmm ak salaam nag waaw. waaw ñu jox sunu doyen l'international Souleymane Seck moom mooy sunu mag aussi ci koñ bi waaw moom moo ancien international basket la moom mooy jël kàddu bi noonu. asalaamaaleykum waa Dakar Scoop maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. asalaamaaleykum waa Dakar Scoop maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si nekk surtout ak seen sant di leen dalal jàmm. allez merci beaucoup. merci Baye Mor. waaw salaamaaleykum waa Dakar Scoop maa leen nuyu man la Baye Mor Faye enseignant à l'IEF de Pikine waaw di rafetlu émission bi waaw comme que na saf moom na saf quoi comme que na saf moom na saf quoi. joxal sama xarit ba waaw da ngay jégal waaw léegi ñu ngi commencé léegi ci dugg ci émission bi ginnaaw bi ñu defee présentation bi on va repenser nu mu tudd discours bi ak concept bi mooy les impactés ku ci nekk xam ne Kër Massar bu démb ak Kër Massar bu tey wute na Kër Massar depuis quelques années li leen teel nelaw lépp mooy mbënd bi est-ce que waa Dakar Marine ils sont impactés ci mbënd bi Khadim Badiane. waaw Malang Sané loolu mënuñu koo bañ ndax Dakar Marine il est impacté vraiment ndax loolu moom suñu waxee suñu akulaay taala ndax am na suñu benn wet boo xamante ni su tawee dinañ xaw a jaaxle. dinañ xaw a jaaxle ndax amaana am na yu bëri yoo xamante ni mooy tax ñu xaw a jaaxle mais sinon suñu jaaxle dina xaw a wàcc ndax am na lu fi nekk gum am na lu ñuy xaar lu war a ñëw tamit. lu ngeen xaar lu jóge fan. si état. ci état waaw. ki nga xamante ni moo yor doole ji ki nga xamante ni moo mën lépp ki nga xamante ni mooy borom benn loxo bi. mais ñun gis nañ ay quartiers yoo xam ne dañuy impacté de la sorte que dañuy déplacer sax ay famille ñu génn seen kër est-ce que yéen vous avez vécu ce phénomène là ici à Dakar Marine. waaw am na du ndax nit suy wax day wax akulaay taala man loolu laa gëm quel que soit bañeet bi ma mën a ne damay wax li ma gëm. am na fi benn jamono boo xamante ni am na ñu génn am na sax ñoo xamante ni seen kaw terrasse lañ ma jël logé. est-ce que ñëwaat nañ. alhamdulilah waaw amul hormis loolu amul kenn koo xamante ni sa kër ba léegi ndox mi ñu ngi koy naan mais nag ñi ngi ñaan li ñuy xaar mu gën a mën a gën a gaaw ndax moo ñu gënal ñun ñi. mais ki sa droite. monsieur le conseil municipal nee na am nañu fi nekk monsieur le conseil municipal gis nañ fii depuis 2008 vous avez vécu le calvaire ak nawet yu métti am ñu génnoon est-ce que ñëwaat nañ est-ce que autorité bi vous avez senti est-ce que am na ay réalisations yoo xam ne jot nañ ko def sur le plan de ce fléau muy l'inondation xam ne mooy phénomène naturel la. waaw monsieur Sané yaakaar naa lii moom man mën naa ci wax lu bëree bëri ndax lu ñu wax ay weer a ngi nii. ñu ngi siy wax ñu ngi siy dox waaye ba léegi am ñu solution te ñi ñu war a jox solution muy état central dafa mel ne dañoo seetaan fi ñu toll nii à l'heure qu'on parle nekk nawet bi dafa tàmbale mais am na si kër yoo xam tey jii bu ñu fa demoon tey boo da ngay gis ak sa caméra da ngay xam ne kër yooyu am nañ ndox ba léegi te ndoxi daaw la woon benn bi mooy nab bi am na loo xam ne am nañ ko fi mais liñ fi amoon mu mënoon ñoo soulager dañu ko éliminer. muy lan. muy canalisation provisoire bi fi nekkoon moo daal dépassé terrain enseignant bi romb lycée bi jàdd sa droite dem Mame Dior à partir de école Mame Dior mu dem forêt ba à partir de foofu dañu ko éliminer benn mooy kon léegi ndox mi léegi fa mu daan jaar pour dem dootu dem. mais Ousmane daguma ko su waxee dañ ko éliminer kan moo ko éliminer. bon ñi koy éliminer mooy ñi yor travaux yi. mais état mooy travaux yi parce que bi ñuy def projet 1 projet 2 si canalisation yu yaatu yi état ñoom ñoo ko def ñoom ñooy liggéeylu ñi koy liggéey foofu le réseau principal bi jàll. moom moo di ñëw si Auchan bi génn dem jàdd sa droite mel ni ku jëm Al Azhar tourné si poste courant bi benn bi jàdd si poste courant bi benn bi jàddaat
deuxième mbedd bi benn bi jaadaat ci dibiteri bi donc foofu yëpp mi ngi dem ci forêt bi mais à partir de ñun li nga xam ne tey ji fa la ndox mi daan jaar muy lycée Mame Dior bi dañ ko éliminer benn ba mooy boo déparé Mame Dior yaa am na 5 caniveaux yoo xam ni boo fa demee actuellement nii dafa fees dell même boo ko curé woon 5 caniveaux yooyu ndox mi amul fu mu dem donc ndox bu déparé dafa war a am arrivé bi si forêt ba la bassin yi sa forêt ba amutul loolu donc fi mu toll nii bu tawee dañ daan def 24 heures ndox mi dem mais fi mu toll nii bu tawee wax naa ko si émission bi ma jógee bërki dem wax naa si point de presse bi ñu def président Macky Sall ñëwoon na Kër Massar jël Kodiak dana dellu siwaat Kër Massar jël bateau te bu jëlee bateau Titanic lay jël parce que ndox mi fi daan am non je pèse bien mes mots ndox mi fi daan am démb ak bërki démb bu ndox te mu daan am fu mu jaate dañ daan sonn ndox moomu daan am fu mu jaar amatul fu mu jaar bu ndox moomu ñëwee te ñëpp dégg nañ ANACIM li mu wax nee nañ ndox dina bari trop kon ndox moo tax ma ne bu président bu fi dellu si waatee waxuma Kajoor de waxuma gaal Titanic lay jël pour mën nee na président bu fi ñëwaatee Titanic lay jël donc kii wax ni da ngay sentir ne min na département de Kër Massar xam na gox-goxaat bi parce que xam na canalisation fu mu débouché ak tout mais man dama am benn question état bi nga xam ne moo déployé de gros moyens ba def canalisation quel est l'intérêt de l'état cet état bi c'est le même état de couper ces canalisations là ba mun ko freiner Mbaye Badiane c'est ça ma waaw xam nga man li tax nga yaakaar ne mooy solution yi par rapport à lan nga xaar ci état bi wala lan nga xaar ci l'autorité qui est nouvellement installée ici ñu ko ñaanal mu am mandat bu oyof muy Abou Bilal lan ngay xaar ci autorité waaw bon maa ngi xaar parce que tey jii balaa solution d'abord dafa war a xool détecter d'abord problème yi parce que comme ni ko Mbaye Badiane waxee voilà parce que tamit malade doo ñëw rek naan dama koy faj damay ñëw piquer da ngay xool d'abord fuy metti te moom yaakaar naa ne normalement war na xam fuy metti à pare comme ni ko Mbaye Badiane aussi waxee parce que tamit canal comme suñu lii bii nii keroog ñoo ngi si doon def manifestation parce que suñu canal bii nii dañ si am na problème canal bu nekk yoon bii nii bii waaw cité enseignant canal cité enseignant waaw am na benn canal waaw mais doxatul loolu déjà bu ko nawet bi fekkee foofu day gën a am problème en plus suñu lii bii nii ñu koy wooti bassin bii nii bassin bu mag bii bu ñu defaral bassin boobu déjà dafa war a am ay tuyaux yoo xamante ne moo war a jógee ci koñ bi dugg directement mais amul gis nañ ne aussi cité police dañu leen pavel te pavage boobu noonu amaana canal rombul foofu noonu dara romb ñooñu tamit gëm naa ne dinañ am problème kon yooyu yëpp ay problème mais solution nag instant bi nii man mënaguma wax carrément li mooy solution parce que man du ma expert sur le mais xam naa problème yi voilà. ok léegi Baye Mor l'enseignant qui est là yow d'après vous quel est le rôle de l'État par rapport à ça le président de la République était là bi foofu la defee sax lu mu tudd départementalisation de Kër Massar defoon ay promesse mbay mu ne soo jàglee jël la bir ñëw gaal la jël ak tamit yow lan nga préconiser lan nga yaakaar ne moom mooy solution par rapport à ça. bon en fait man damay revenir tuuti ci ginnaaw rek parce que man pour man à l'heure actuelle Kër Massar war na dépasser fi ñuy naan ay inondation ay yeneen pour man instant bi Kër Massar fu mu war a toll mooy ñu ne fu hôpital bi fu mu toll te ñu poste santé la fi yor centre de santé stade bi fa la toll hôtel de ville fa la toll instant bi Kër Massar fa la war a toll bon en fait man je suis de Dakar Marine fii laa sokkee ko daanaka waaw fii laa màggee donc dafa may étonne toujours Promoville bi pavage ma gis ci koñ ak ci parcelles yi te fii juutu fépp may ñëw fekk koñ bi mel nii ça me pose problème donc damay naan man zone bi ba xam am na leader man loolu question may posé la parce que man fee moom mujjee màgg parcelles yi unité 4 ak unité 2 unité 3 te boo fa demee mbedd yi c'est bien tracé am ay canalisation mais Dakar Marine lu nekk Dakar Marine c'est ay ressources humaines amul feneen waaw man foofu laa ñu ko kii appesantir d'abord ensuite si inondation yi bon être par exemple ñëwoon na fii donc président ba mu fi ñëwee man pour man damaa jàpp ne dañ kaa berner waaw duñ ko waxuñu ko réalité bi waaw waxuñu ko dëgg ay d'abord ñu fi nekkoon dañ ko naan waaw discours politique la discours dañu war a dépasser nag discours politique ñu wax loo xam ne dafa palpable ñu won ko lii moo fi nekk dama ñëw ne ma gisal boppam donc fii ba amul question boo xam ne dañ koy poser fii war na ñëw solution la war a andi def ay canalisation bassin solution bi c'est simple def ay canalisation centralisée canalisation yi mu am benn point de chute foo xam ne mooy recevoir au pluvieux yi xam nga loolu c'est simple man daal loolu laa gis muy solution te fii ñàkkul espace waaw. moom peut-être am na ci xam-xam parce que mi ngi lay waxu canalisation. Baye Mor wax na ne autorité bi nekk fii
parce que fii njëkkul moo njëkk unité 1 unité 2 3 4 te ñooñu pavé nañ ko di wax ne foofu aussi nu ñu def ndànk parce que c'est le projet 1 2 et 3 mi ngi waaj ñëw dafa am ay étapes mënuñu tëb étape bi rek def nii certes mën na am politique quelqu'un pour me dire que mën na am politique mais loolu moom du ma ciy avancé yooyu Khadim Badiane. par rapport ak solution yi et tout ça solution bi ndax am na loo xamante ni am na ñu ko wax. am na loo xamante ne am na ñu ko wax xaw naa ko kii tuuti ndax état am na lu mu commencé def loo xamante ne lu palpable la loo xamante ne lu ñu mën a wax dut baaraam la ndax soo xoolee man boog li ma jàpp ne ndax ñi ngi wax ay Josaag ak yooyu yëpp ndax li fi gënoon mën a drainer ndox fi président ñëwoon foofu soo xoolee am na une canalisation de 3 mètres de long sur 150 mètres de profondeur yoo xamante ne man sama bët moo ma may kenn nettalu ma dama dem visiter canal yi fu mu commencé ba fu mu yem mais côté boobu amatul ndox te côté boobu moo taxoon li si ginnaaw yëpp li si ëpp di taa ndax ndox bi su ñëwee ba foofu daawul dem léegi comme que foofu am na ay canal yoo xamante ni ndox canal yoo xamante ni mi ngi yóbbu ndox bi gëm naa ni ndox du fa toog bay mën a wàlli yaani feneen suñu weesoo loolu li ñuy wax ne kii état si état day ñi ngi liggéey mais liggéey bi c'est liggéey boo xamante ne projet bi nag dafa am de point A à point Z man lu ma bëgg te exeegul si man dinaa muñ mais gëm naa ne projet bi day ñëw ndax projet bi ñëpp xam nañ ne am na point A à point B. gëm na ne projet bi day ñëw am na point B à point C. ñëpp xam nañ am na A B C. oui ak lan. de point B à point kii muy ak les 3 axes. les 3 axes. waaw kii de moom dafa mel ni am na fu mu far mais Mbaye mais soo amul loo koy wax moom bien vrai que moom du loxoom jotul fu sori mais moom mën nañu ko xoolee état parce que état moom moo fi toogal état loo koy wax. non xam nga li ma koy wax mooy mu collaborer ak état parce que collectivité locale bu mu mën a doon état moo jël si dooleem ci pàcc ci li état yor dénk lu ko kon soo bëggee développer sab dëkk il faut da ngay collaborer ak état collaboration bu dal bu yaatu boo xam ni finalité ba dëkk bi ñoo ci gis seen njariñ. mais Mbaye est-ce que gisoon les maires nouvellement élus de l'opposition du ñu am ay jiixi jaax ak état parce que gis nañ ci tànk yooyu lañ commencé jëm est-ce que dina yomb seen cohabitation. non gëw ma mu am jiixi jaaxa ndax kenn ku ci nekk dafa am loo xam ni état da la koo dénk état am lu mu yor yow nga am looy doxal état am lu muy doxal kenn ku ci nekk sëb cër soo ko doxalee kee doxal cëram moo ni may ñu mën koo jariñoo ndax dafa am kilifa gu mag Cheikh Abdoulaye Mbacké Khadim Rasoul dani ay nit lañu bokk mooy seen adduna kenn ku ci nekk cër bi nga ci yor soo ko doxalee ni nga ko war doxalee moo ni may bu ëllëgee ñu mën a jariñu loolu état mooy état central mairie ci état la bokk ñoom ñëpp développement Sénégal moo leen tax a jóg kii dafa tàmbali kii di tàmbalee ci suuf jëm ci kaw kii nekk ca kaw di jàppale ñu ci suuf kon yàgg dañuy daje donc bu fekkee kenn ku ci nekk da nga jël intérêt individuel baa nga jël intérêt partisan nga teg ko fële jël intérêt collectif muy intérêt développement Sénégal ala kulli xaalin dañuy dajate dañuy liggéey bu fekkee ne politique nag moo leen tax a jóg du mën a ne ndax dafa am lu am ci àdduna man damaa toog sama siège bii mu nooy nepp te neex nga ni yow da ngaa bëgg sama siège bi loo la ngay doxal la ngay wax yëpp mooy noo fexe ba jot sama siège bi man la may def la may wax yëpp mooy fexe nu ma toggee sama siège bi donc nag mooy politique bi bu fekkee dañoo jël affaire bëgg koo politiser affaire bi du dem mais bu ñu jëlee teg Sénégal teg population Sénégal ñu jël politique teg fële ala kulli xaali ñoom dañu ànd liggéey. dëgg la léegi coach par rapport ak inondation yi man sama question rek nekk toujours solution loolu est-ce que vous avez une fois senti l'apport des autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii par exemple ñi ngi jot a nekk maire wala ki fi nekk est-ce que mos ngeen leen sentir wala autorité politique yi mën na bañ a nekk maire nekk politicien de Kër Massar est-ce que mos ngeen leen sentir ñu def dara ay jéego ay aide ay dimbal par rapport ak inondation fii si ay numati. non franchement parler pour te dire vrai que man dama koy dégg rek. du maire du autorité du dara. jamais. c'est grave. jamais dégg naa nag ñu ngi jàppale ñenn ñi peut-être seen partisan la c'est pas sûr. mais je sais que ni man musuñu ma
mosuñu ma diw dimbali nañ ko. ñëw nañ information de taille donc ici à la cité Dakar Marine ñoom nee nañ benn autorité mosu ñëw dimbali leen ci wàllu inondation yi wala waaw est-ce que autorité mos na leen dimbali par rapport ak inondation yi nga xam ne jot na fi am. man de si information yi ma yëg. état ni auto pompe ni dara. si état du Sénégal. man sa fee dimbali. su ma juumul 200000 la xaw ma 300000. kon état du Sénégal joxe 200000 loolu daw na de. kër gu nekk. kër gu nekk fii ci Dakar Marine. fii ci Dakar ah te man. xaaral ba ñëw ci 200000 loolu information de taille la waa ji nee na. état du Sénégal man du Sénégal. émission bi nee na état du Sénégal dugg na fii Dakar Marine jox kër gu nekk 200000 francs fii ci Dakar Marine. si loolu. waaw c'était pas seulement ça pour Dakar Marine. waaw mais pour inondation Kër Massar gi yëpp la. mooy toutes les sinistrés. toutes les sinistrés de Kër Massar. waaw ont bénéficié des mains de l'État de 200000 francs une enveloppe. information Khadim Badiane. bu ànd jëf PADS moo ñu ko jox. waaw beneen bi man moom normalement sax waruma wax mais olof moo ne bu gémmiñ bu waxul dëgg wax kàcc man moom daaw ci inondation yi j'ai été témoin benn jeune bu dynamique jóge bitim réew créé entreprise am ñu koy wax Amadou Li Akile andi na fii ci Dakar Marine ay moto pompe def na fi ay ndimbal par rapport ak mbënd bi dugg naag man ànd naag man ak samay mbokk dugg ci biir ndox bi donc yàlla ko yàlla fay loolu gisal naa ko sama bopp donc maa ngi waxaat Mbaye Badiane est-ce que autorité bi mës na leen dimbali. waaw Sané xam nga autorité dafa bari façon. autorité dafa bari façon. su ma wax autorité mooy wax autorité politique yi mooy maire bi ministre bi député bi sénateur bi. waaw xam nga bu dee autorité politique yàgg nañ fee ñëw mais li olof naan daanu dajul suuf en général ñi ëpp ci kilifa yi tey da ngay xool ñi nga xam ne yow ñooñu nga àndal nga ñëw ànd ak ñoom soutenir ña nga ca mën a soutenir. mais problème mu ndox du problème mu may naa nit ki 100000 ba jox naa nit ki 200000. faju ko de. faju ko problème mu ndox du indi naa moto pompe boo xam ni 50 la ba 100 la ba 1000 la faju ko donc da ngay soulager nit ki ndax am na ñoo xam ni seen nu nga waxee seen loxo jotu seen gannaaw mais massa nga wax ko nit ki rek c'est quelque chose donc jàppale bari nay façon. mais ñi nga xam ne tey dëgg non man li ma d'accord li ma d'accord mooy boole suñuy force l'ensemble des autorités yi nekk ci dëkk bi parce que bari nañu fi nekk ñoom ñëpp bu ñu jëlee politique teg nale doon wennoo say ñu bokk ko combat bi mooy li fi mën a jëlee inondation day dem politique bu jotee nanu politique mais am na loo xam ne du politique parce que ndox mooy loo xam ni boo ko ñàkkee jooy ba sonn soo dëkkee ak moom jooy ba sonn donc comme que loo xam ne boo ko ñàkkee jooy ba sonn soo dëkkee moom jooy ba sonn te dëkk ak ndox nag daa metti donc les autorités politiques yi nga xam ne ñoo nekk ci localité bi ak parti boo mën a bokk mooy ñun ñëpp dañoo war a boole suñuy doole bokk combat bi pour que li nga xam ne état central moom moo ko yor nga xam ne muy canaliser dëkk bi ndox mi mën a dem ñu def ko. ok loolu mooy solution bi nga xam ne moom la Mbaye Badiane préconisé je rappelle que am na ci autorité yoo xam ne peut-être dañ doon def parce que dañuy wax ne nord la dëkk wala sud wala Malika wala am na ñoo xam ne ils ont fait des gestes boo demee fële ci Yëmbal Bara Gaye def na ay gestes. Talla Gadiaga def na ay gestes Aminata Assome Diatta may na ay pompe fii ci Darou Missel ak nord mais il faut pas que autorité bi aussi di xaar ba échéance jot rek. pour mun a ñëw jege population bi pour mu ñëw dimbali ko c'est là on va fermer ce chapitre. mais pour exemple li nga wax nii rek mooy am nañ fi un jeune. waaw kii ne Moustapha Meng. joxe na ay moto pompe. waaw Moustapha Meng joxe na ay moto pompe. waaw waxaatal nga ne Moustapha Meng. man ancien maire de Kër Massar. joxe na ay moto pompe ñëw na Dakar Marine gi seet si ñi nga xamante ne ñooy sinistré yi. mën naa la si tuddal sa ay kër yu mu dugg. c'est des informations c'est bien à relater. oui Mbaye dëggal fan. non ñun moto pompe bi nga xam ne daaw am nañu ko mu soulager soulager population bi ndax damay rappeler ne at mu ne sapeurs-pompiers yi dañ daan ñëw def ci seen dispositif bi comme ni ñu ko defee ci quartier yëpp mais daaw sapeurs-pompiers yi ñëwuñu ku ñu dëkkal mu am benn entreprise bu ñu liggéeyal fii Sénégal dëkk ci moom seen kër ak ndox mi sax benn la. dëkk ci liggéey
waaw un jeune la moo fi indi moto pompe bu mag a ginnaaw yàlla daaw moto pompe boobu moo tax ndox mi lu ci bari mu gaaw a dem donc li ñu ab encore une fois rek pour bala nga te sapir boobu mooy bu politique jotee kenn ku nekk am nga droit def politique mais bu politique jeexee développement dëkk bi développement koñ bi ñun ñëpp ñoo ko war a bokk ak parti boo mën a bokk parce que tey suñu cadre de vie kenn duñu ko defaral bu fekkee da nga naan damaa bokk fële baa mu bokk fële ba damay seetaan su yàqoo ñun ñëpp ñoo toog ci benn jataay di ko waxtaane politique boobu sax laay taxaw parce que tout le monde sait que le 10 campagne dina tijji di ñaan Sénégal di ñaan àdduna ñu dugg ci campagne yi ak bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah kii war a gagné ñi war a toog fële ci pencum ndaw réew mi suñu borom tudd na ko pare nañ ci dem ak dal dama ci xel bu sell mu bañ am xiiroo ngaayoo nañ def politique bu sell nit ñi yeewu nañ kenn mëntu leen nax nañ bàyyi nit ñi ak seen conscience nañ bàyyi nit ñi ñu dal dem politique ak jàmm bañ am sànnante xeer Mbaye Badiane wax na lu am solo Khadim wax na lu am solo maintenant damay laaj waa Nasaf yéen ñi nga xam ne waa Nasaf yéen wax autorité yi c'est vrai que autorité baax na mais waa Nasaf yéen waa Nasaf seen lamuñ jubóo yi lan ngeen defal seen koñ ci inondation yi kan mooy tontu lan ngeen defal seen koñ lan apport ngeen def ci inondation yi waa Nasaf lan ngeen def yéen. waaw loolu moom dinaa sawar tontu bu baax parce que tamit dañuy naan bay say weyu tànk parce que tey lu tax tey inondation bi dafa gaaw a réglé wu lenn kese la politiciens yi à chaque fois dañuy politiquer quoi dañuy utiliser parce que dañuy ñëw fekk la sa feebar loolu ñu ñëw dañuy ñëw naan lañ lay jàppale mais jàppale boobu noonu dañ lay publicité wan la ne ñoo ngi ak yow mais voilà yàlla xam na ne xoolal bi ñu fa bàyyi sa 100 francs dañuy ñëw di wax rek di wax lu leen neex te loolu noonu dañ dépassé moo tax ñu xaatuñ benn politicien yeneen inondation bi ñu weesu ñun jeunes yi ñun ñoo jug taxaw xaaruñu ma Samba xaaruñu ma Demba xam na bu baax xaaruñu kenn nag xaaruñu kenn mouvement bi du ma ko wax fii nii xaaruñu kenn non dañ ko déedéet politigul waaw ba tey waaw ba tey moo tax mouvement boobu gars yi am nañ mouvement bu tudd Samba sa gox nee nañ ren duñ leen may dara yéen policiers yi samay wax nag ñoom ñooy wax damay jottali rek duñ leen may dara waa Dakar ma ñooy wax de waaye rek am na kii fu mu bokk ak kii fu mu bokk ak keetaw fu mu bokk ñoom dañ leen seet si defaral waaw ba tax ne même bu ñu seet see aussi ñun fu ñuy taxaw foofu la ñuy taxaw parce que xaaruñu leen mooy lan suñu gox moo ñu tax a jóg ku ñëw jàppale ñu te yàlla tax du question jàppale pour ñu jàppale la nga jàppale ñu non nga jàppale ñu te yàlla tax kuy fal ku après élection yi bu ñëwee ku ñuy àndal ñun ñoo xam mais dans tous les cas tey jii posé nga ma benn question mooy maanaam suñu taxawaay si inondation bii ni weesu suñu taxawaay am nañ taxawaay bu dëgër parce que tey jii jumaa ji amoon na nu mel voilà xaaruñu woon kenn ñun ñoo ut suñuy jéego ba sànq souligné nga ko benn waaye ñëw mooy Amadou Ly mais ñu moto pompe teg ko foofu mais xaaruñu kenn ñooy jël moto pompe uti essence def ko ci di génne ndox bi di dem ba ndox bi demee ñun ñoo dugg si biir yenn kër yi jàppale leen ñoom tam ñu pompe génn ak yeneen kon loolu noonu amaana ñun loolu mooy suñu taxawaay des fois yoon bi nii day am ndox mais ñun ñooy ut ñu koy gérer ba ndox bi dem ak yoom. mais daal ma gis ne Dakar ma ne teel sa micro. mu bëri ay jeunes. mais ma gis ne bu nawet bi jotee. ku ci nekk day jàpp goxam kese. alors que boo leen defoon benn say. boo wolof di waxee. est-ce que du gënoon yomb ci yéen parce que dama gis ne vous êtes un peu divisé ah ngeen baal ma nag. waaw waaye lan moo est-ce que loolu division boobu du leen porter pression aussi. ah oui bof loolu amoon na bu njëkk ba mais là instant bi ak mouvement bu bees bii nii yaakaar naa ni loolu yëpp ba tey ak mouvement bu bees bu ñu créé nii yaakaar naa mooy saafara moo indi saafara boobu yooyu yëpp waaw ba tax na tey jii tamit comme li nga ma wax sànq mooy maanaam suñu taxawaay bi am nañ si taxawaay bu dëgër a dëgër. ok suñu waxee les impactés dañuy may wax léegi dañu tudd cadre de vie suñu tuddee cadre de vie mën nañu ci tudd impact yu bëri. gis nañ ne fii c'est mal éclairé gis nañ ne fii seen xale yi seen doom yi ils sont pas en sécurité ak charrette yi romb cohabitation bi ngeen am ak marché bi cohabitation bi ngeen am ak garage bi est-ce que vous êtes impacté. waaw xam nga ñun moom kuy impacté ku ne si réew mi ñun ngay jàppale. déedéet xanaa. kuy impacté ku ne si réew mi ñun ngay jàppale. xam nga lu tax ma ne kuy impacté ku ne si réew mi ñun ngay jàppale. Kër Massar fi mu toll ci Sénégal. waaye Aynou Mady fi mu toll ci Kër Massar bu ma ne Aynou Mady enseignant ay Dakar Marine fi ñu toll ci biir Aynou Mady ndax actuellement nii boo demee
Sénégal ba Sénégal daj fenn doo ngay dem fekk fa embouteillage de personnes muy Kër Massar amul fenn fooy dem gis embouteillage de personnes Kër Massar heure bu ne boo ñëwee fekk waxuma embouteillage de oto moom de loolu dañ ko kenn waxatu ko mais embouteillage de personnes mooy am Kër Massar mais loolu dafa dem ba jural ñu insécurité totale boo xam ne moo am si biir dëkk bi donc impacté bu ñu ko dee wax fu mu mën a doon am ci réew mi ñun benn mooy Dakar Marine enseignant tey dañoo dëkk ak marché bi ñu dëkkal mooy marché bi gën a rëy ci département Kër Massar ndax boo jëlee les deux yëmbal jël Malika jël Kër Massar Nord Kër Massar Sud jël Jaxaay Parcelles Assainies les 6 communes yi fi nekk marché bi gën a rëy ci département bi marché Aynou Mady la mooy marché central bi te boobu dafa jege autopont bi benn ñun ñoo dëkk moom ñoo sës ak moom lépp loo xam ne tey jii commerce la lépp loo xam ne transport la lépp loo xam ne nangam lépp mi ngi fi. mais la solution yi fan la jógee du état. non solution bi dafa am loo xam ne non dafa am loo xam ne bu état la ndax man li ma gëm mooy maire yi dafa bokk ci état. mais Mbaye dama lay wax sama la wax ci impact yi dama la ñu tijjee ñett nee na ci cadre de vie nga ma tuddoon ma ne la lampe yi ma wax la charrette yi romb ma wax la garage bi mais loolu am na état dafa décentralisé am na. waa léegi ñu li si jiitu xam nga sànq si sa biir kàddu dafa am loo wax da nga ni commune bii ñu yor commune bu bees la ma lay fàttali ne la commune bu bees la mën naa wax ne juróom-benn weer la ñu amagul waaye si kaw juróom-benn weer googu la ñu amagul suñu budget sax daa jàllagul. taxal foofu li information taale Ousmane commune Kër Massar Sud nouvellement installée ñu am un jeune maire du nom de Abou Bilal Diatta waa ji nga xam ne conseil municipal la muy wax du wuyoo Mbaye Badiane nee na ñoom seen budget ba tey jàllagul fii Sénégal moom xaw ma ban Sénégal lañ nekk. waaw lii de moom man am na fu ma far du ma ko wax. man kay boo son excellence monsieur Macky Sall waa commune Kër Massar Sud nee na amaguñu budget doxalal. non dama leer mercredi passé li ñu mujjee def conseil municipal mercredi bii passé. mercredi jeudi vendredi waaw xam nga commune bu bees la ñu yor. commune bu bees la ñu yor dañuy door a judd. donc bu ñu la installé 3 mois après da ngay voté budget après le sous-préfet am na 1 mois pour saytu budget bi xool ba xam li ci war a nekk yëpp nekk na ci ñu door ko valider donc moo tax ñun sunu mbir toll foofu. ñëpp xam ne politique la. non man li ma gëm ba xam ko te fekk ko te gis ko xam naan du politique. du politique. lan la yaakaar. mooy lu ñu door juddu la te mbir mu ne. kii nee na kii attends xaaral ma ñëwaat ci yow may ma ñëwaat sa waay nee na. non na ko wax. gars yi sa waay nee na xaaral sa waay nee na yéen ñi nga xam ne yéen yor maire Kër Massar Sud bii bi ñu bokk ñun nee na yéen vous êtes incompétent ni ngeen xaymaa budget bi moo baaxul loo ci xalaat yow loolu. non looloo am. waaw. loo ci xam. ndax xam nga lu tax yow doo conseil yow dégg naa la. man maçon nga. yow doo conseil municipal du ma conseil municipal waaw mënuma concevoir. waaw dégg naa ne. dégg naa baaxul dégg naa. li may wax lu ma leer la. fa demal. bind nañ ko kii présenté nañ. grand te la ngay waxee yaa ngi wax dégg naa. Sané li may wax dafa leer. présenté nañ budget bi ñu refoulé ko. li may wax lu ma leer la. sa xaram mën na ne présenté nañ budget mu ñu refoulé ko. si noonu laa koy waxee ndax. autorité bi ndax maire bi fi nekk il est incompétent. ndax non si ndax xam nga may ma ñëw. non doo ma dagg ndax xam nga lu tax. non may déglu si émission bi. non damay rappeler gars yi damay recadrer nous sommes pas là pour sànni xeer benn maire. aussi les maires là sont nouvellement élus je salue Abou Bilal Diatta je salue Adama Sarr Talla Gadiaga Bara Gaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di le conseil communal Babacar Gueye donc nañu wax rek ci respect. mais incompétent dafay xaw a péjoratif nañu wax rek ci anam bu gën a rafet Khadim Badiane. waaw jërëjëf waaw non d'accord mën naa rafetalal kàddu gi mais ki fi ne man dama jàpp ne Kër Massar dañoo juum ndax koo xamante ne mënut mënul laa mën a wax mënul mënuñu ko juger grand. non xam nga loolu non man damay poser 3 actes yoo xam ne da ko poser fi mu ne nii yow déjà budget bi jàllut yow nga jël sa mairie l'administration nga génne ko hors secteur yow loo bëgg a waxati léegi loo rek soo ko jugé mooy loolu noonu
Ouais, je rappelle que nous ne sommes pas ici pour parler du maire Abou Bilal. Nous sommes là pour parler de la cité Aïnou Madi parce que fi lañ ñëw tey di wax Dakar Marine ndax vous êtes impacté ou pas par rapport à l'inondation parce que chapitre boobu ñu ngi ci chapitre cadre de vie ñu ngi ci chapitre sécurité ak encombrement ci loolu lañ nekk. Maintenant man je suis pas là vraiment pour discuter des actions bonnes ou mauvaises du maire parce que moi je pense que c'est prématuré de juger les maires fraîchement élus. waaw xam nga sànq dafa am dama dugg si cadre de vie. ma am lu ma bëgg a leeral ndax da nga ne ma si nañ tàmbale si tàmbalukaay bi. mooy collectivité locale bi. ma ni la doom ji door juddu la. ci toppatoo ba mu mën a taxaw. mën a raam mën a dox mën a faji soxla. waaw wala déet. mooy ñun commune bu bees la. li may wax xam nga dégg naa bokkut ak damaa teew damaa fekkee man damaa fekkee dañu ne bu ñu installé commune bi le maire nouveau élu bu ñu ko installé dañ koy may ñetti weer bu ñu ko mayee ñetti weer ñu defar seen budget ñu dem vote du budget bu ñu voté budget bi la sous autorité bi fi nekk muy le sous-préfet yoon loi da koy may moom mu am weer ngir saytu budget bi daal di koy valider ñu door a liggéey ci loolu la ñu toll ñun xam nga actuellement tey bu ñu dee wax je ne suis pas là pour non attends damay mooy leer rek budget bi ko xay bu xayma ñun ñi nga xam ne nekk ñu foofu budget bi ñu ci yàlla war a toll ñun ñu ngi si 578 et quelques millions 578 et quelques millions du 538 c'est 578 et quelques millions. Man je pèse yaa bien les dégg mots. Je fais que relater ce que j'ai man damay 578 teg na loolu la mooy budget Kër mooy budget Kër Massar Sud 578 yi di wax ne teg na Ousmane ñun boo ñoo fekk waa Nasaf ñuy naan seen jus jox ñu naan waa di ngeen naan bu la neexee tamit mën naa laa indi preuve à l'appui maa ngi tous les documents parce que conseil municipal la damay siéger donc lu may wax dama koy maîtriser benn ba mooy moo tax ma ni sunu maire bii actuellement à l'heure qu'on parle tey boo bëggee wax ne def nañ defuñu da ngay juum te li gën a doy waar mooy maire bi dafa donn ay bor information non détail laa lay jox bor dañoo donn ay bor dafa bëgg a wax ne Moustapha Mbengue l'honorable député daf fi bàyyi ay bor yoo xam ne mi ngi ci loosu monsieur le maire Abou Bilal maire Kër Massar Sud waaw war nañoo fay lu toll ci 78 millions et maire quelques Kër Massar Nord ñaata war a fay maire Kër Massar Nord moom moo ëppale parce que lépp boo boolee c'est moins de 200 millions lañ fi bàyyi de dette loolu dañ koo séddale ñaari maire yi lii su nekkee c'est avéré lii IGE war na ko yëg OFNAC war na ko yëg parce que non attends nous sommes dans un pays où nous partageons le Sénégal nekkuñu Burkina nekkuñu Mali Sénégal la ñu nekk Sénégal bi ñu nekk rek ñun ñu bokk ko ku nekk am ci wàll waruñu xool Sénégal benn commune bu ndaw bu tudd Kër Massar war a am déficitu boru 200 et quelques millions. moins de 200 non moins de 200 millions. sama xarit la Adama Sarr sama xarit la Abou Bilal sama xarit la Babacar sama grand la nañu xool ñu régler problème bi ñu saafara ko ñun ñëpp sos Kër Massar lañ nekk. man dama la wax loo xam ni dama naan lu may duut baaram lay doon parce que yàlla def na ni élu la am na ay dossier waaw yàlla baax na yow maa lay jox yaa ngi dégg mooy 78 millions ñun Kër Massar Sud loolu lañ ñu jox comme bor ñu war koo fay bokk na si 78 millions yooyu 5 millions yoo xam ni ab ASC lañ ko war a fay. non non c'est pas possible parce que ASC. non xam nga moo jaaxal ñëpp moo tax dama la wax rek moo jaaxal ñëpp. ab ASC noo ko mën a yor les 5 millions. waaye li am solo mooy da nga ma wax ci domaine cadre de vie fa laa bëgg a ñëw mooy mairie bii fi nekk jumtuwaay yi mu war a liggéey muy fond bi xaalis bi mu war a liggéey ñëpp xam nañ ne budget lu ñu dajale la rek. mën nañ fa àgg mën nañ fa àgg. fa laa jëm fa laa jëm fi ñu toll nii fii ñu toll nii à l'heure qu'on parle ñun xaar ñu maire. avec sàmm sa gox bi am na ci côté yoo xam ni. tàmbali nañ faa defi lamp te sa bii ñu bokk nii te incha allahu taala sunu objectif sam sa ko Dakar Marine la ak cité des enseignants. dama mos a ñëw fi benn guddi ma gis grand élage bi ak grand juge bi ñu taal seen lamp kër. waaw xam nga benn aussi ma lay fàttali waa Sénélec bi ñuy changé seen poteau yi lamp yi bari ñoom ñoo ko yóbbaale. dañ ko sàcc. ah je ne sais pas xaw ma déet xam nga man tamit bu may wax
damay wax loo xam ne lu leer naññ lay def. kat dama xam ne ñoom moomuñu fii ay gis waa Nasaf ñu cotiser jënd ay lampe loolu benn waay bu tudd Pape Thiamba maa ngi koy nuyu de passage ak Jules bi ma xam suñu technicien Souleymane Seck ñoom ñu monté ñu ay lampe ak Khadim Badiane ak ñoom ak Modou Fati léegi yéen lampe yooyu Selek moom laa la wax moom laa dama ne la li ma wax dama ne dafa leer naññ ay poto bant moo fi nekkoon ñu indil ñi poto brique yi poto bant yi bi ñu def amoon na ay lampe yooyu dañ koy yóbbaale xamuñu nag dañ koy indi am duñ ko indi waaye en tout cas li wétti woon mooy ñi changé poto bant yi def ñu brique yii ñoo yóbbu suñuy lampe léegi nag ñun ñi ngi def ñu leen gis nag yéen ñu ko def gis nañ leen de ñun ñi ngi def mais priorité par priorité la ñuy demee fii ñu toll nii fii ñu tekk nii muy Dakar Marine bokk ci cité Aïnou Mady je rappelle que la cité Aïnou Mady ngandim maamu ASC bi Ousmane ngandim maamu ASC bi moo jur tour démb tournoi 2e édition tournoi ASCA suñu waxee ASCA dañuy wax ASSOM sport loi action kooku mooy ASCA kii moo ko jël Dakar ay ASC Aïnou Mady muy ASC bu ngand bi non da nga naan yàggati naa jël rek nel yàggati naa jël rek min na coupe moom lañ doxal nel yàggati naa jël rek defal na leen teranga il fallait waaw kontaan nañ ci aussi waaw nañ aussi meilleur joueur muy Sidia Sagna mu am trophée ak enveloppe am doxalatam donc si cadre de vie bi ñu ngi si dox parce que sàmm si gox bi li ko tax a jóg mooy lépp loo xam ne day defar cité bi lépp lu koy tax mu jëm kanam amul len lu ni bàyyi ndax damay wax ne sunu papa yi dañoo investir seen adduna fii leb banque jënd terrain tabax fay ay millions yu bare ba dem retraite war a toog noppalu duñu seetaan luy yàq sunu. Souleymane bonsoir. Souleymane bonsoir. Souleymane maa ngi waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah benn parenthèse mooy inondation bi. parce que koñ bi léegi naa am na ñu impacté yow nga ñëw ñu Souleymane mos nga impacté bi nga impacté Souleymane est-ce que vous avez senti la présence de l'autorité nationale ou bien de l'autorité communale bi nekk fii. non franchement pour wax dëgg rek sentiruma kenn. benn autorité ñëw fi. non mësta am sax mësta am. du maire du kenn. kenn musul dégg naa xarit nee na am na kër jot 200000. waaw loolu am na mais non jotuma nag wax dëgg yàlla waaw am na ñu jot mais dama koo dégg rek mais am na si koo xam ne nee na ma jot na te mag la te xam naa ne li ma wax am na tamit waaw. mais yow bi nga impacté lan nga ci gën a sentir loo xam ne dund nga ko nga wéet ak yàlla xar woo de comme ni ko Wally Seck waxee nga jooy. non métti woon na trop parce que xam nga benn nit dafay métti quoi nga xam nga dama daan dégg rek ay nit naan dañuy yeewu. xam nga tëmbax si ndox affaire yooyu noonu daal mais man am na jour boo xam ne dama yeewu rek teg sama tànk rek teg ko si ndox mi te loolu musuma dal bi ma juddoo ba léegi dama ko filmer sax mu ngi sama téléphone ma won ko ki may liggéey ma ne ko gis nga tey lii moo ma dal ndax dama ko doon dégg rek dégg laa si doon non sama xel dalul waaw man kay bu je lance un appel aux autorités. waaw ce monsieur qui est en train de parler là du nom de Souleymane Tendeng est impacté depuis 2008 donc kii ku ko mën a dimbali woo ko da nga ko def ngir yàlla tax parce que dooleem mënul ndox bi ci biir këram il vit sous l'eau te kii bu xiinee mu tiit su ma tuflee sax day ñaari yoon mu tiit donc waxuma la mu taw donc kii di toog nii dañ ko war a dimbali mooy la personne de Souleymane Tendeng. ban appel ngay lancé autorité bi. waaw mais avant loolu sax sant yàlla alhamdulilah parce que am na ñoo xam ne ñoo gën a méttile kon ñun ñu ngi sant ndax xaw nañoo dépassé loolu tuuti sax du comprendre nga. am na ñoo xam ne ñoo gën a impacté parce que ñoom il vit sous l'eau depuis des années donc gisuñu passage benn autorité du kenn quoi ku leen di jàppale ku am di man maa ngi sant yàlla mais am na ñoo xam ne gis naa leen muy ndardi fii ñoom si ndox mi lañ dëkk ay ati at amuñu fenn foo xam ne mën nañ faa dem même bu ñuy suturloo sax foofu lañ koy defee donc c'est difficile daal waaw. damay demaat ci monsieur coach El Hadj Seck ma laaj coach El Hadj est-ce que fii ngeen dëkk ci Dakar Marine est-ce que fii yomb na pour ngeen yar fi sa doom parce que ñu ngi toujours ci cadre de vie. waaw mais coach loolu nga wax noonu si insécurité boobu total boobu dafa am fii. parce que garage El Hadj Pathé bi ngay dégg nii mi ngi fii suñu ginnaaw moo nekk suñu ginnaaw nii ba pare nag danger bi aussi mooy mu am benn école privée familiale suñu doom yi di fa jàngee xam nga mu nekk une école de réussite mun ñu ko sax sécuriser xam nga wax nii charrette yaa ngi fii agression bi am na. am na fi. bien sûr. bien sûr. la preuve en est que ñun intervenir nañu fi benn xale bu jigéen bu fi romboon ñu agressé ko tout récemment. ñu ñoo ko jàppale. mais man dama gis grand doguma la ñu dem Malika ñu gis ay jeunes mobilisé wu ut ay cellules de veille
di gérer agression bi ma gis waa cité enseignant bien vrai que dëkkuma ko ñu am la même chose mais man bu ma gis Dakar Marine amul leen benn cellule de veille boo xam ne day veiller par rapport à la sécurité de vos enfants mais lépp mënul nekk ci état bi aussi. mais coach loolu am na fu mu war a jaar parce que il faut nga jaar sur le plan administratif il faut nga am fooy jaar pour am ay papiers rek nekk en règle. waaw am na ñu siy dox nag ñooñu moom waa association bi am na xam nga loo gis na c'est organisationnel. bon ñi nga xam ni ils ont fait l'armée ñoom ñoo yor wàll boobu xam nga ñoom ñoo yor wàll boobu. ñoo leen ko kon bu bëri ay soldats la. moo tax bu ñu ñëwee sax am na ci ay soldats yoo xam ne ay takk der lañ ñoom seen corporation mayu leen ñuy feeñ ci écran ba jël ay kàddu donc on les excuse on les comprend ñu ngi suñu biir mais ñoom dañoo effacé wu ñu côté bële ñoom ñi toog ci moto bi ne bu leen jël ñoom ay soldats lañ ñoom aussi moo tax nangu ñu feeñ. bon li may wax aussi mooy éclairage bi yow bokk nga si ñi nga xam ne dañ leen ko cotiser mensuellement pour ñu jënd ay lampes fii pour éclairage la preuve en est que bi ñu dindee lampes yi man je suis obligé ma gën a lampe sama buntu kër day tàkk ba fajar. parce que mooy suñu sécurité doom yi parce que suñu doom yi pour ñu génnee pour ñu yónni leen si bitig bi wala pour ñu dem boulangerie pour jënd ndekki problème day am danger day am xam nga sareet yi fi la ñu aw si buntu kër gi parce que impact bi mooy fii tali bi am canal bi dañ ko bouché pour def réparation ça fait combien de mois depuis janvier ba léegi donc si buntu kër yi lañuy islamé xale yi ak sareet yi sareetier yi ak kalandoo yi. si gàttal insécurité am na. non total. ah là je salue le commandant le CB kan sama xarit la sama nijaay la sama papa la commandant maa ngi lay def un coucou di la nuyu di la wax ne waaw dinañ ñu tàmmal rek gën ci bàyyi xel rek ndaxte fii am na insécurité total monsieur Ndiaye da nga def donc Mbaye est-ce que fii neex na yar sa doom est-ce que wóor na pour yar sa doom. waaw neex na yar sa doom ci kaw ñi nga xam ne bokkuñu fi ñu abal ñu. kon dafa am ñu leen rax. waaw dafa am ñu rax ay samba boy ndax ñi ñu rax mooy ñuy jóge feneen di fi ñëw di fi jaar di def naka su dul noona xam nga boo jëlee cité bi. waaw boo jëlee cité bi. ñun ñi fi nekk ñëpp suñuy papa yi. ba ñuy ànd. ba fii nu toll nii. ba retraité ay at yu yàgg la. exemple ñun am na ñoo xam ne 89 ba léegi ñu ngi fi. am na ñoo xam ne 94 ba léegi ñu ngi fi. kon xam naa ñu fi juddoo. am na ñoo xam fii lañ juddoo ba takkaat soxna. am na ñoo xam ne fii la ñu juddoo. actuellement am nañu soxna. am na ñoo xam fii la ñu yaroo. am nañu soxna. am na ñoo xam ne mooy ngir ñu xale yaru fi lu yomb la. ndax ñun ñi dëkk fi yëpp xamante nañu. waaye comme ni ko El Hadj waxee. ñeneen ñi nga xam ne dañoo jógee feneen du ñëpp nag. tey dañ fiy jaar def fi naka su dul noona ba pare dem ñooñu ñooy tax li ñu bëgg duñ ko mën a am mais nag ñu ngi si ndax même ba ci gone yi boo ñëwee ñu xam ne yow mii dëkkoo fi ba yaa ngi nekk naka si dul noona am nañ mat gu toll na dañ la fiy génne loolu moom duñ ci caaxaan. jërëjëf waaw non pour wax loolu Mbaye wax na ne man jeudi passé xaw ma mercredi passé fii doomu Pape Lam bu TFM fii lañ ko agressé bu ñu ko nangu la ma. xale bu ndaw Mouhamed Lam bi bu Kouthia fii lañ ko fekk si bu ñu ko nangu la mam mu doon dugg si biir kër gi yoo ko yaa ji génne xamuñu kan la comme li Mbaye wax nii. dëgg la te man li ma wax sànq daaw da rek échange bi ñu ngi dañuy tuur si fii soo doon woo autorité yi lan nga leen di wax ne moom la Dakar Marine gën a soxla lan mooy urgence bi présentement à Dakar Marine. wala autorité bu la neex nag. man de su ma doon wax dinaa woo. micro. man su ma doon waaye yor réew bi de. non ñoo yor réew bi yore ñan. ñun ñooy benn bokk yaakaar. ñooy ñu punkay yi. waaw gars yi amul leen démocratie doole classe ngeen def. non réew mi kenn du ko wax doole classe kay mooy koo xamante ne li yàlla xam doy na dinaa jox koo xamante ne day ñëw di wax loo xamante ne mooy loolu di taxaw foofu di sukk si mémoire ñett ñi nga xam ne ajuma ci manifestation yi fa la waroon commencé ñàkk nañ ci seen bakkan perte bu nekk naqar la di leen ñaanal suñu borom foofu ñu jëm gën a leen fi ñu jógee yàlla yërëm leen te xaarate àjjana di ñaan àdduna Sénégal benn Sénégal la amul ñaari Sénégal nañ ko suukar yëngal ko ñun ñëpp ñu naan ko demal looy wax autorité yi loolu nga lan mooy sa doléance fii ci Alieu Mady Dakar Marine di woo l'honorable député maire Moustapha nee na mi ngi woo honorable député waxal ci kaw di woo l'honorable député maire Moustapha Mbeng di woo madame la ministre Assome Diatta Aminata Assome Diatta di woo Cheikh Mbacké Ndiaye di woo di woo Terence Senghor di woo su ma bëggee lim sax damay jum mais mën naa woo
ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci ay responsable lañ nekk ci Benno Bokk Yaakaar. ñu ñëw jàppale ñu ci suñu terrain cité Dakar Marine. non defal leen fii woo ci ki nga xam ne moom mooy chef de liste départemental bi parce que tey jii son excellence monsieur Macky Sall dañ woo yéen ñëpp ngeen tourner autour de l'essentiel mooy kan mooy madame le ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises. muy Aminata Assome Diatta donc moom mooy seen tey jii mooy seen. man daal li ma loo koy wax pour Dakar Marine. li ma bëgg pour Dakar Marine ñu tàggale ko ci ndox. ñu tàggale ko ci ndox ku leen ci mën a jàppale. man loolu laay wax loolooy sama combat. madame le ministre Aminata Assome Diatta. sa militant bii nga xam ne yéen a bokk Benno Bokk Yaakaar di Khadim Badiane nee na nga ñëw Dakar Marine jàpp ci bu baax ci inondation bi ak ci insécurité bi ak ci cadre de vie bi joxal ma Souleymane Tendeng Souleymane boo doon woo autorité loo koy wax lan nga soxla fii Dakar Marine parce que nous tendons vers des échéances aussi. waaw liñ fi soxla moom bëri na comme nawet baa ngi ñëw dañoo bëgg suñu autorité jàppale ñu bu ñu mënee am fii canal boo xam ne eaux usées yëpp fa lañ koy sotti ndox mi dem suñ ko amoon dañuy jël parce que loolu priorité la. Est-ce que Souleymane, priorité le pays va bien? Le pays va mal. Pourquoi? Très mal sax man j'ai même envie de changer de nationalité sax billahi dama bëgg changer nationalité sax man malaaka bi bu ma laajte woon dama koy naan saa waay Europe laay juddoo waroon na maa laaj foo bëgg juddoo rek malaaka bi waroon na maa laaj ah non ce pays va mal parce que depuis 50 ans depuis les indépendances jusqu'à présent on n'avance pas man li ma gën a métti ci Sénégal bonne gouvernance gisuma ko fii. Ok, merci Souleymane. defe naa xam nga fi may jëm looloo tax nga dagg ma waaw non xaju fi sax xaju fi mais mais daal sama priorité xam nga lan la nañ ñu defaral daal canal yoo xam ne ndox mi day dem eaux usées nit ñi di ko utiliser xam nga ay fosse yooyu yëpp dootuñu am problème yooyu ñun daal suñu priorité loolu la pour l'instant problème d'insécurité ñii wax nañ ko fi ak ñeneen ak yeneen ak yeneen mais li mu la wax nii moom priorité bi ok merci doxul Mbaye soo doon wax autorité bi ne ko léegi ici à la cité Dakar Marine mu ut lu mu ci changé qu'est-ce que tu vas dire à l'autorité li may wax lu yomb la mooy képp koo xam ne autorité boobu mën a doon soo jàppee ne échéance yi di ñëw nga xam ne le 31 juillet lay jeex incha allahu taala ba ande dogal suñu borom bu fekkee am na le 31 juillet waaw bu fekkee am na ndax adduna moom fii àggagóose rek lu ne mën naa xew ci diggante bi fekkee tey jii bépp autorité boo xam ne da nga fiy ñëw ngir 31 juillet moo tax nga fiy ñëw bul ñëw ndax 31 juillet day jeex ay digg ngay def fi 31 juillet lu bari xaju fi waaye képp koo xam ni ab dëkkandoo moo tax ngay ñëw say mbokk say xarit say am di jàmm say frère say sœur nekk ci naqar nekk ci lu metti moo tax ngay ñëw ñu ngi lay tàll loxo ak foo mën a bokk. dafa tudd ay ñoo xam ne say frère lañ say sœur lañ say oncle lañ il a cité Terran Sec il a cité Grand Sey ñooñu yéen a dëkkandoo di yeewandoo. dafa am ñu mu tudd. am na ñoo xam ñu ngi ci biir ndox mi te tudd na leen dafa am ñu mu tudd. Sey mi ngi ci biir ndox mi rek. moo tax ma ne dafa am ñu mu tudd te ñu ngi ci biir ndox moo tax ma ne la. bépp autorité laa wax nationale ou communale ou départementale bu mu mën a doon boo xam ni mbiru 31 juillet moo tax ngay ñëw ngir yàlla jéggal nañu la. donc di wax ne foofu gars yi affaire du politique. du politique xel mooy fàttali wax na du politique parce que le porte-parole de Benno Bokk Yaakaar muy monsieur Seye il est impacté moom mi ngi dëkk ci biir ndox bi donc bu doon politique kese la ci moom la ñuy dëkkee raxas ko ba mu set du nekk ci ndox bi donc bu woon affaire la affaire de mën-mënin la affaire de état la mbay doxalal. boo dégg moo kon comprendre fi muy waxee mooy képp koo xam ne échéance yii ñu jëm moo tax nga bëgg a ñëw jàppale nu bul ñëw ndax booba day fekk ñu nekk ci nawet bi waaye nekkaguñ ci digg nawet bi képp koo xam ne nag da ngay ñëw te nga xam ne ñi ngay fekk si say frère lañu say sœur lañu say mag lañu say jigéen lañu say rakk lañu yéen a war a bokk wenn naqar wi ak foo mën a bokk ak koo mën a doon ñu ngi lay tàllal loxo. jërëjëf Mbaye. am na ci ñoo xam ne nag ay voix autorisées lañu. ay voix autorisées lañu seen kaddu ak seen lammiñ àgg na foo xam ne sunu bos àggu fa nan nu àggalee sunu problème ndax l'ensemble des autorités yi nekk ci commune bi xam nañ li ñuy dund yi nekk ci département bi xam nañ li ñuy dund kon kenn ku ci nekk boo ko defee sëb yëf def ko sa mbir mi dana sotti. dëgg la donc loolu dégg nañ ko ataay bi neex na waaye ji jus Dakar bi xamal jus Ndiaye bi dara ñëw ko ci daaw da teel nga nii soo doon wax autorité bi ah ñi fi nekk ku nekk pouvoir ñëpp lan nga leen wax par rapport ak li nga soxla urgence bi nga xam ne moo nekk fi nga xam ne mooy Dakar Marine précisément fi nga xam ne mooy toog.
waaw bon comme ni ko gars yi waxee ah parce que tamit jeunesse bi instant bi changé nañ discours soxlaatuñu autorité boo xam day ñëw naan dinaa leen kuy poser acte la ñuy xaar instant bii nii jeunesse cité ay Noumadis kuy poser acte lay xaar ñoo ngi xaar nag lenn mooy lan ci inondation bii nii bëgg nañ see jóge maa ngi woo ñëpp képp koo xam ne yaa ngi opté pour nekk dara si réew mi ñoo ngi lay woo pour nga ñëw jàppale ñu le monsieur le président Macky Sall laay njëkk woo ñoom foofu laa yam foofu laa yam waaw mais en tout cas képp laa xamal monsieur woo moom attends Sané attends doo ma yóbbu aussi parce que doo ma yóbbu de dama nangu loolu dama ne damay woo ñëpp dama njëkk a wax damay woo ñëpp voilà dama njëkk a wax damay woo ñëpp nga ne ma kan ma ne maa ngi siy jiital monsieur le président Macky Sall foofu laa yam maa ngi xaar nag ñu ñëw jàppale ñu si inondation bii nii mooy maanaam ñu jóge si lii nii en plus tey jii pont bi tamit bëgg nañ tamit gars yi pare ko ba gars yi désencombré foofu noonu ba circulation mën a jaar normal ñu ngi xaar aussi suñu lamp yi fii nii est-ce que xam nga ne lamp yi bu mu dalee taax ba tey bu ma juddoo ba tey ñun jeunes yi ñoo mës a taal lamp yi amul benn maire bu mës a ñëw ne ma kat lamp bi maa ko taal yëpp ñoo ko taal amul benn maire bu mës a taal suñu lamp kon loolu bëgg nañ mu dañ fa aussi foofu laay jeexalee sama kàddu di leen nuyee ñëpp. may jox Baye Mor l'enseignant grève kat yi. non grève bi jeex na. Le pays il est stable pour moi. Il est stable. Non en fait non le pays va mal. Le pays va mal xam nga non xam non Sané non man damay ñëw si solution bu gars yi di apporter lu ñu wax ñu apporter pour kii waaw lu gars yi naan solution bi ñu apporter si koñ fa nga toll quoi fa nga doon wax ak gars yi bon en fait man dama gis naa ay quartiers yoo xam ne jeunes yi xaaruñu dara si état neewoon naa sànq Sénégal Afrique ressources humaines la am ressources humaines moo primé si Afrique donc man fu ma dëkk man personnellement sama koñ lamb bu fay tàkk man maa ko def xaaruma kenn sama propre moyen boo ñëwee contact bi si pot lamb laa ko teg bu timisee ma taal bu ma xëyee fajar ay 9h 8h 9h ma yéeg fay n'est-ce pas te lamb bi ça ne coûte rien 18000 lay jar 19000 donc fii nii ñu ma ëpp mooy fi nekk samay grand fi nekk samay père xam waaw donc pour dire que am loo xam ne war ñu ko xaar si état waaw. moo gisee enseignant bi non di ko taal fajar di ko fay ngoon kii la kii dañu doon jàngal si école yi soxal waaw donc pour dire rek ñun jeunes yi lu ñu xaaru suñu maire yi mu ngi ko suñu bopp bis bu ñu fi ñëwee nag ñu mel ne devant le fait accompli donc ñoom bu ñu fi ñëw dañuy xaar ba ils vont revoir leur calendrier balaa ñoo ñëw si koñ bi ndax koñ nga xam ne koñ bi du jënd zone yoo xam ne dañoo toog croiser les bras ñu fi nekk. waaw war ñu xaar dara waaw pour man quoi waaw xaw ma nag waaw ok. ñu xam ne koñ yi ñu dem yëpp dafa am une coloration féminine mais bi ñu ñëwee Nasaf gis ñu fi une coloration féminine mais gis naa Ourey Ba dinaa ko laaj ci cadre de vie ak ci ak non tantam bañ na wax parce que amul ndogalu imam te imam nekk di nuyu imam Oustaz Ablaye imam Oustaz Ciss ak imam Oustaz Bada si la Ourey Ba kaay Ourey wax ma ñaari baat ci dëkk bi ndax métti na wala métti am jotal ma ko am jotal. maa ngi añ maa ngi reer maa ngi ndekki maa ngi def lépp di suturlu aw ma connexion suñu wifi mais non sama yaay mënu def lépp sama yaay mënu def lépp dégg explique sax da ngay envoyé ma mais étudiante la en droit informatique légal teg waaw. yow comment tu vis ta situation étudiante? métti ankay mais bourse balaa nga see jot da ngay sonn dinaa si jot ça c'est forcé mais balaa nga koo jot da ngay sonn te sa yaay mënoo ba nga juddoo ba tey mu lay toppatoo. ça va loolu yëpp ça va stable na waa on peut dire mais tamit du foofu ko du pédagogie kese mooy doxal moo tax sa vie neex wala dara en fait non. mais boo leen woo autorité yi politique yi nekk dëkk bi
lan ngay xaar ñu defal la ko fii sa koñ lu mu manqué lan ngay xaar ci autorité yi que ça soit opposition pouvoir maire président ministre looy xaar ci autorité yi allez-y jërëjëf. insécurité rek laay fi jooy insécurité koñ yi boo fi gisee benn poto lampe boo demee foog nga demaat beneen ñaari koñ ñetti koñ doo ko fay gisaat man est-ce que mënutuma génn guddi non timis bu jotee maa ngi sama nekk am na jeune mais jeunes yi aussi ay ragal lañ jeunes yi aussi ay ragal lañ jeune Nasaf maa ko wax ay ragal lañ fi ñu nekk fii Nasaf xale bu jigéen bi di wuyoo Ibrahima ñu nga xamee seen waa ko ci Sida nee na waa ko ñu xale góor yi fi toog di leen sonal wax football ak làmba ay ragal lañ nekkee wuñu fi du topp bal bii nii ay année ak ataay kese ñoom ñii rek mënoon nañoo gérer sécurité bi bañ a xaar benn autorité ñëw non duñu sàcc moom duñu agressé mais seen ataay bi man neexuma bu ma sañoon ñoom sécurité bi autorité bu fi ñëwul ñoom ñu gérer ko seen bopp am nañ doole bi am nañ kàttan bi mais timis bu mu jotee ñun ñii man miy jigéen ni may duggee suñu sama néeg di tëdd di connecté wu ñoom ñuy góor noonu la ñuy duggee seen néeg di connecté wu loolu du yoon loolu dañ see war a wax. Monsieur Diaw bonsoir je vais donner à un dama la nuyu rek waxuma la joxu micro dama la nuyu je vais donner à un membre de Nasaf oui allez-y mot de la fin looy wax dëkk bi looy wax askan bi. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gën a santaat waa Dakar Scoop di leen remercier di leen wax ne lii wax dëgg yàlla war ngeen ko mën a woyale si koñ bi yëpp. koñ yëpp ngeen woyale ko ndax baax na au moins dina dimbali état du Sénégal mën a xam lan mooy métti si ndaw ñi lan mooy góom bi ñu war a saafara. ok lan mooy góom bu ñu war a saafara baax na ñu koy fësal ci koñ yëpp Dakar Scoop dem ci kër yëpp donc dañuy jox porte parole bi Daouda avec votre permission su porte parole bi waxal nañ ñëpp c'est mot de la fin Mbaye Badiane doxalal na ñëw bu ñëwee ñu soog mu wax li mu bëgg wax rek allez-y. waaw mot de la fin moom dañ leen santaat gërëmaat leen ndax permettre ngeen ñu sunu kàddu àgg foo xam ni bu ngeen ñëwul woon du fa àgg may ngeen ñu jooytu sunu soxla ñaan jooytu gi ñu ko jooytu ci seen télé bii sunu borom sukkandiku si ba moo daal di faju permettre ngeen ñu tamit ñu échange ndax àdduna nii la ku si nekk ak xalaat bi nga am ak yéene bi nga am ak ni nga gisee réew mi li may wax rek réew dafa mel ni ab kër day am chef de famille am kacca topp am kacca topp am kacca topp kenn ku nekk ci biir kër ga am na lu mu yor bu nu sotee kër gi dina neex mais bu nu seetaanantee kër gi du neex loolu mooy koñ bi mooy ñun ñëpp ñu ngi boole suñu doole kenn ku nekk fi nga manee kenn ku nekk li nga xam kenn ku nekk relation yi nga am ñu ngi koy boole ngir suñu dëkk mën a neex kon réew mi tamit ci kaw ba ci bopp bi kenn ku si nekk am na loo xam kenn ku si nekk am na loo man te yàlla noppi na démb tey door a ñëw kii falu baa kii dul falu kii am baa kii ñàkk yàlla rek moo ko yor dafa am loo xam ni sunu borom moo ko yeyoo te moo koy joxe képp ku ko si fekk da nga sonn kon nanu jël li sunu borom moom nu delloo ko ñun doomu aadama yi li nu moom muy wut nan ko def ci na mu gën a rafetee nan ko def ci na mu gën a yellee nan ko def na mu gën a ànd ak ngor ak diine te xam ne bis bu yàlla joxee bu la joxee su ëllëgee lim la jox mën na koo nangu si keneen jox ko keneen kon encore une fois yéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaana waa Dakar Scoop yàlla na raw télé yi fi nekk émission bi yàlla na jiitu si émission yi ci barke si naxoon alayhi salaatu wasalaam encore une fois di leen remercier bu baax a baax. Merci waa Nasaf merci monsieur Mbaye Badiane donc c'était votre troisième numéro de Désimpacté ñu defay ko fii nga xam ne mooy cité ay Numadi précisément fi nga xam ne mooy Dakar Marine koñu Nasaf di wax ne li ci jub ñu sante ko suñu borom li ci dëng ñu xam ne nit ñi doon wax rek la c'était juste pour que suñu kaddu egg foo xam ne autorité bi dana ci jot pour mën a saafara les mots yi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam ne mooy Dakar Marine muy koñ boo xam ne bëri na intellectuel car macha allah di nuyu le conseil départemental di nuyu le préfet et le sous-préfet di nuyu commandant Kane di nuyu monsieur le maire Abou Bilal Diatta di nuyu ki nga xam ne tey jii bu Dakar Scoop mënee émettre teg na ci loxo madame le ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises madame Aminata Assome Diatta avec votre serviteur Mala Sané
À la prochaine fois pour un autre numéro des Impactés. Bye bye.